Serigne Mountakha Mbacké di ñaan yàlla mu yàgg fii te mu ànd ak wér xalif général des Tidiane xalif général des Layène xalif général des Niassène ñoom ñëpp ak église bi ak kilifa diine yeeg aada yeeg ndey daara yeeg dégg naa tey seen bis la ma leen ci ndokkeel ñoom ñëpp ñaan nañu bay bëgg a dee pour jàmm am dara bañ a yëngu mais Macky Sall dëgër bopp rek tontuwul kenn ne li mu bëgg daal li mu màtt daal du ko bàyyi loolu nag du ko jig léegi ma am lu ma bëgg a jàngale moo tax ma ne bi ma xëyee di bàyyi koo fii ci sama kër dama laaj avocat yi ma ne leen li ma dégg ñu ne dañoo interdit marche bi ci assemblée nationale ak li ko wër waaw li ko wër fu mu yem est-ce que sama mbedd mi ci la bokk walla Malick Sy la walla fan la li ko wër fan la yem waxuñu ko ñoom ñu ne ma ni nga koy xamee benn avocat américain moo ma ko wax mu ne ma da ngay jóge sa kër nga dox ak sa tànk jëm fi nga bëgg a dem boo demee barrage police bi ngay njëkk a dajeel ñu ne la mënoo fee jàll loola ñoom mooy seen dégg-dégg ci abord bu boobaa foofa ngay taxaw boo ko rombee nag nekkatoo ci arrêté bi mais tant que yeggoo ci foofu ba ñu ne la fii moom mënoo koo jégg am nga droit marche demal ma ne leen waa ji daa yor ay lacrymogène de te man damaa ragal affaire lacrymogène ñu ne ma noo demal rek ma wax ko gars yi Vieux Sandiary def briefing wax ne leen bu kenn dox bu kenn wax bu ñu tasee ak police nañu bàyyi président mu wax ak ñoom bi ñu tasee ak police bi commissaire bi wax ma lim ma wax ne ma monsieur le premier ministre votre procession maanaam seen dox bi ngeen ànd groupe di ko dox mënula jéggi fii mënuma laa bàyyi nga romb fii ma ne ko bismilaay kon ñi ma àndal danaa leen wax ñu wàññeeku man ma dox man rek jëm assemblée ndax loolu mën naa nekk bi ma ko laajee loolu tontuwuma mu wan ma ginnaaw di dem lii may wax yépp filmé nañ ko donc gis ngeen ko mu wan ma ginnaaw di dem ma ne Vieux yéen wàññeeku leen am ci ñu dëgër bopp nag may profité fii di leen wax ni bu ma leen waxee def leen dara waxuma ko rek ci teeyu bakkan dafa am fu ma ko teg donc ngeen dimbalee ma bu ma leen sant te ngeen def puisque bu ngeen deful da ngeen di yàq li may liggéey ak li ma bëgg a jàngale mais Vieux imposer leen ak fermeté ñu wàññeeku man ma dox 20 mètres 25 mètres xam naa xëy na defe na ni loolu laa jàpp loolu laa jor commissaire bi gis na ma ni man rek maa ànd di dox te kenn nit kuy dox mënut a nekk attroupement fokk mu doon ñaar boog lu bon mais kenn nit kuy dox loolu du attroupement te moom ci PV bi daf cee bind attroupement non autorisé lañ lay toppee ma ne ko loolu amul ndax attroupement kenn du ko autorisé ka bañ a autorisé dañ koo tere attroupement ci Sénégal dañ koo tere loolu c'est interdit de façon permanente rassemblement ak marche loolu da nga koy déclarer autorité bi lu tax nga ko koy déclarer da nga ko koy déclarer pour mu seet ndax boo ko defee yàqu-yàqu dana am walla déet ndax da nga yàqal nit walla da nga yàq marchandise u nit walla déet loolu rek lañ ciy seet mais du autorisation de da nga koy déclarer moom nag préfet bi walla ministre de l'intérieur bu gisee ni boo ko defee nit yàqule ci walla nga tojal ay nit ay mbir mën na koo tere bind arrêté jox la ne la kat pour awma doole ju ma may ma encadré la ba doo yàqal keneen puisque kenn buggu la yàqal kenn puisque nit ñi bu ñu xamoon ni koo yàqal sa bopp nga yàqal koo defal lu baax sa bopp nga ko defal kenn du yàqal kenn in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha loolu la alquran wax nee na boo defee lu baax jëme ci keneen xamal ni sa bopp nga ko defal
boo defee safaan ba jëme ci moom it sa bopp donc ku xam loolu doo yàqal keneen donc sababu préfet di ci dugal làmmiñam mooy bañ nga yàqal keneen léegi nag bi ma kon bi werante wi yàggee mu ne ma waaw loolu dëgg la attroupement moom dañ koy interdire de façon permanente ma ne ko wante da ngeen di tolérer ay gàmmu ay màggal mais loolu da ngeen koo tolérer mais ci interdiction bi la tàbbi donc war ngeen a defaraat loi bi pour que loolu ngeen daganal ko puisque da ngeen koo aaye Sénégal ñu xam ko mais rassemblement moom bu naree créer désordre public rek la ñu koy aaye alors mu ne gaayam yi xam naa moom dafa stressé ndax suba ba tey dégg naa bi ma jógee Paris di ñëw la ñu leen fanaanal aéroport ñoom ñëpp ñama daan gàttandu si sax dañ leen a affecté dàq leen fu kenn xamul kilifa yi aéroport bi ci boppam ñoo ma teeru si man damaa def noonu dañ may jàpp si ndax miinuma loolu ci ñoom ñu ñëw garde-à-vous saluer vraiment def njëkk ak teraanga ma ne leen waaw kay nii la ndax ku mus a nekk premier ministre war na am orma seen diggante ak moom Macky Sall mii tey deuxième tour bi mu waree dem ak Ablaye Wade xam nga moom ab ragal la bi mu waree dem ak Ablaye Wade deuxième tour dafa tiit xam ni amul sécurité moom moo ñaan Ablaye Wade ne ko dama bëgg nga jox ma ngànnaay nga jox ma kaaraange Ablaye Wade ci yéwénam moo ko jox 20 éléments 10 yu BIP nga xam ni c'est l'unité d'élite de la police ak 10 yu GIGN ñu ànd ak moom di ko aar parce que ragal la bu rëy ragal bu rëy la lii muy jéem a wàccaacaay ragal bu rëy rëy la alors donc moom dafa war a am orma ci nit ñi 20 éléments wu BIP yooyu ak GIGN ñoo ko dar ba campagne bi jeex mais Ablaye Wade bu ko neexoon bañ loolu puisque Macky doonul woon dara candidat la woon rek moo ñun ñii ñoo yemoon ci statut mais xam na ne ancien premier ministre la ancien président assemblée et puis jamono mën naa tëradi ay nit bëgg ko sàkkal pexe te loolu bu amee dana gàkkal deru Sénégal Ablaye Wade jox ko 10 BIP ak 10 GIGN GIGN mooy unité d'élite bu gendarmerie nationale BIP mooy unité d'élite bu police nationale donc orma ak teraanga dafa baax puisque defaloo ko nit ki puisque man soxlawuma ko li mu am ci sécurité la am ci sécurité fi may dëkk du fa dëkk donc soxla lu ma ko dara mais dafa jaadu bi ñuy dem international libéral